jàmmaarloog loolu docteur Alioune Niang pneumologue ak Marie Rosalie Ndiaye tey jii ci altine ji bu ñeenti waxtu jotee ci Sud FM seen rajo ci seen émission stop coronavirus di ngeen ci mën bokk su ngeen woote ci 88 628 98 98 stop coronavirus ci Sud FM 98.5. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu niñ leen di dalalee bés bu nekk moom lañ koy defee tey ji ci altine yemook juróom-benni fan ci weeru avril comme ni ngeen ko déggee rek suñu gan tey mooy docteur Aliou Niang di pneumologue xam naa yàgg ngeen dégg ñuy wax ñëpp ñi nga xam ne feebaru yi jaati ni ñuy noyyee lu ñuy wax affection respiratoire dañu war a moytandiku feebar bu baax ndax am na ay gàllankoor yoo xam ne mënees nañ ko ci jëlee dama leen di bàyyi rek suñu invité nuyoog yéen docteur Aliou Niang nuyu naa la. maa ngi lay fay Marie Rosalie di nuyu say auditeur di nuyu waa Sénégal yëpp di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xam ni moom ngeen di def ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus gis nañ li ngeen di def yéen particulièrement waa Sud FM mais de façon générale waa Sénégal yëpp média Sénégal yëpp ci xeex bi. ndax yéen a ngi bay seen waar ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy xeex voilà. waaw tey ñuy waxtaanee comme ni nga ko déggee ci bande annonce bi feebaru coronavirus ak yenn feebar yi nga xam ne nee ñu faw ñu moytu ko ndax su lu ko mooy rek mën na indi ay gàllankoor lan mooy njëriñ li thème bi tey. waaw njëriñ bi dafa am solo parce que dañu seetlu ni coronavirus xëy na gaa bu dalee nit yaram wi yëpp lay jàpp. waaye dañoo seetlu ñi nga xam ni ñoom la ciy gën a lor problème mu nooy yi la ñuy am looloo tax nag mu am solo ñu war a waxtaan ak ñoom ci feebar yi nga xam ni moom mooy war a indi ba ñuy am problème ci wàllu nooy yi. loolu daf ci am solo lool. waaw balaa ñuy sóobu ci waxtaan wi dañuy dem ba diwaanu Kaolack fekk fa suñu correspondant Awa Thiaw nuyu naa la. Marie Rosalie maa ngi lay fay. waa kay Awa yenn xibaar ñoo mujjee wàcc foofu ci diwaanu Kaolack ay xibaar yu laali ak ni feebar bi toll foofu ak ci Sénégal yépp ak ni ko askan wi du dundee. waaw ñun daal xibaar yi nga xamee ne si moo fi gën a mujjee wàcc ñoo ngi sant yàlla ba tey ni ma la koy waxee Kaolack amul li nga xam ne si moom moo nekk cas confirmé bu coronavirus loolu moom. li ñuy wax rek naan on touche du bois ñu ngi laal bant tey sant yàlla bu wér a wér tey ñaan aussi mu bañ ci egg si benn yoon wante nag ñi nga xamee ni si ñoom ñoo fi nekk day ñu ngi gën di fagaru ba tey di xool naka la ñuy def rek pour jàngoro ji bañ a dugg fi nga xamee ni si moom moo nekk suñu diwaan bi looloo tax daanaka ci njeexteel yu bés bi ki nga xamee ni si moo nekk directrice générale de la santé di docteur Marie Khemesse Ngom àndoon na ak docteur Ousmane Gueye bu SNES service national de l'éducation et de l'information pour la santé ak it gouverneur daal di ñëw nag doon seeti ji daanaka li nga xamee ni si moom moo nekk hôpital régional bu Kaolack centre de traitement bi nga xamee ni si moom lañ fa daal di aménagé pour mën a xeex li nga xam ne moo nekk Covid 19 ñaanuñu ko yàlla su fekkee ni dugg na fi gannaaw bi nga xamee ni si xool nañ dispositif ba fa nekk ba pare nag dañoo daal di ànd dem également fi nga xamee ni si moo nekk ci zone frontalière bi ndaxte moom moo nekk Kër Ayib bu ñu fàtte ni dañu digaloo daanaka ak yeneen réew yoo xam ne si ñoo nekk fii ci sous région bi biñ ci gën a jege tey doon Gambie kon nag ci zone frontalière boobu dem nañ fa tam xool poste médical avancé ba nga xam ne si moo fa nekk dispositif ba nga xam ne si taxawal nañ ko fa ak ay thermoflash ak équipe boo xam ne si itam waajal nañ leen sagarul leen ba pare ñu nekk fa ñu soog a dem tam ci poste de santé bi nga xam ne moo nekk bu Kër Ayib parce que ñaari poste yi bokkuñu benn bi dañ ko indi ci frontière bi mu nekk liñ naan poste médical avancé beneen bi nag moom moo nekk poste de santé habituel bi nga xamee ni si fa la ñi askan wi di fajoo te fenn fu ci nekk nag xool nañ dispositif ba nga xamee ni si jël nañ ko ak fagaru bi nga xamee ni si moom la ñu def ngir bañ rek jàngoro ji dugg si laata ñuy dem di visiter ki nga xam ne moo nekk commissaire bu Kër Ayib parce que kooku tam moom moo nekk police des frontières ñu seet ñoom itam nan la ñuy fagaroo loolu nga xam ne si moo nekk jàngoro ji fu mu bañ ci dugg loolu daal mooy li nga xamee ni si ñoom moom dañu ànd daal koy def waaye nag ba tey ci xeex jàngoro jooju nga xam ne ni si moo nekk coronavirus doon naa leen ko wax gouverneur bu Kaolack dafa am daanaka dogal yoo xam ne ni si jëloon na ko moo di ñu désinfecté marché central loolu nag nekk na liggéey boo xam ne ni si itam def nañ ko fii maanaam désinfecté nañ marché central wante kon yëpp
établissement yi nga xam ne si dafay dalal aw askan di dalal mbooloo te wër ko te jege ko maanaam bi nga xam ne moo nekk banque yi bi nga xam ne moo nekk ay société de transfert d'argent nga xam ne nit ñi dañ fay dugg ak génn waaye itam yeneen magasin yu mag yi nga xam ne si fu ñu toll nit ñi dañ fay dugg yooyu yëpp désinfecté nañ ko waaye itam bi ñu ci amee pare dañu désinfecté mbedd yu mag yi nga xam ne si yëpp ñoom ñoo jëm ci marché bi mu nekk avenue yi nekk rue yi nga xam ne si ñoo fa nekk lépp loo xam ne si daal wër na ko ak lépp lu fa nekk rek dem nañ désinfecté ko fas yéene nañ sax daal di yaatal liggéey boobu ci yeneen marché yi nga xam ne si ñoo nekk ci Kaolack ndaxte dañu gis ni marché central bokk na ci gën a mag ci Afrique de l'Ouest loolu tax ñoom ci seen bopp ñu daal di tàmbalee foofu mais nag bu soobee yàlla dañu dem ci yeneen marché yi nga xam ne si ñoo nekk ci commune bi également def ba liggéey boo xam ne si bu mel noonu xeex coronavirus nag buñ ci fàtte leen moo di luuma yi nga xam ne moo nekkoon ci diwaan bu Kaolack dañu takk lool sa bari mais luuma yëpp dañ leen a tëj biñ leen tëjee nag dafa am loo xam ne si moom la jural askan bi ndax am na ñoo xam ne si saa bu ñu xëyee fa lañ daan daw daana ji seen doole di def activité yu ndaw yoo xam ne si da leen di jural koom-koom surtout wàllu njënd ak njaay loolu nag tàmbale naa laal localité yi nga xam ne si ñoom ñoo nekk en milieu rural mbir mi di metti lool ci ñoom ñenn ñi sax da nga leen di gis ñuy bind ay demande d'assistance yoo xam ne si dañuy dem su mel ni gouvernance ak préfecture di ko fa déposé te yàkkamti lool dimbal li nga xam ne si jiitum réew mi ngi koy indi loolu nag tax na ñi nga xam ne si seen ñoo yore bokk moomeel yi ci maire yi tàmbali ci ñoom bay li nga xam ne si moom moo nekk seen waar lu mel noonu sax le maire bi nga xam ne si moom moo nekk Ourour di Mamadou Faye daal di def ndax dafa dégagé benn enveloppe bu mat juróomi million daal di jënd daanaka fukki tonnu ceeb ak ñaar ngir séddaatle ko ci askan wi nga xam ne si ñoo nekk ci ñeent ci dëkk ak ñeent yi nga xam ne si kat ñoom ñoo nekk ci biir commune boobu nga xam ne si Ourour la te mu nekk commune boo xam ne si tam bu néew doole la ñu jël daanaka lu mat million daanaka ak ñeenti téeméeri junni moom itam daal di koy jël def ko ci li nga xam ne moo nekk produit d'hygiène pour askan wi am loo xam ne si moom la ñuy raxasoo seeni yoxo waaye itam am loo xam ne si fu ñu toll ci la ñuy daal di sàmm li nga xam ne moo nekk seeni cet ñoom ak poste de santé yi nga xam ne si ñoom ñoo fa nekk di soog a jël lu mat 1 million dugal ko ci fond bi nga xam ne si moom la ñu tuddee force Covid 19 mais daal li ñu seet moo di askan wi nga xam ne si ñu ñoo nekk ci milieu rural yàkkamti nañu lool dimbal li nga xam ne si moo di jógee ci fi nga xam ne si kat moom moo nekk état bi ndaxte tey jii seeni activité yëpp yi ñu daan def dafa taxaw ci wàllu koom lañ doon yëngatu ndax petit commerce mooy li nga xam ne si moom la ñuy def ak mbay ak li nga xam ne moo nekk càmm mbay jamono ji ñu toll kenn mënu ko def parce que nekk ñu ci jamonoy nawet càmm gi itam wàññeeku na lool ndaxte tàngaay bi nga xam ne si moom moo fi nekk kon petit commerce rek mooy li nga xam ne moom moo fi sësoon te ci luuma yi lañ ko daan defee kon nag bu ñu tëjee luuma yi da ngay daal di gis ne kon njaboot yu baree bari dañuy sonn naan ñi nga xam ne ñoo yore bokk moomeel ñu ngi ci jéem seen waar di ko ci bay waaye nag li ñu mën a wax daal moo di fii ci diwaan bu Kaolack moom soxla nañu lool dimbal li nga xam ne si état bi def ko fas yéene def mu gaaw ci ndaxte dañ ni wàllu nit daanaka ca ba mu ko soxlaa sax xam naa ni jamono yi ñu toll soxla nañ ko lool Marie Rosalie loolu daal dañu leen mën a tënkal ci li nga xam ne si moom la ñuy jagleel xeexu coronavirus fii nga xam ne si moom moo nekk diwaanu Kaolack. jërëjëf soxna Awa Thiaw doon jokkook ñun ca diwaanu Kaolack jërëjëf docteur dañuy ñëw ci li nga xam ne moo waral sa invitation tey jii auditeurs yi ñu leen di fàttali rek na ñu ngi suivre seen émission stop coronavirus ci Sud FM seen rajo mën nañu participer wala poser seen question ci 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 bu dee bitim réew ñu bëgg a xam rek docteur feebaru coronavirus lan la laale ak cër yi nga xam ne fa la nooy bi di jaar virus bi bu naka la lan mooy yoonam maanaam process bi lan la. waaw balaa maa yegg ci loolu danga may permettre ma remercier DGS docteur Marie Khemesse Ndiaye ak Ousmane Gueye ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def fekk ci nag foofu ci Kaolack suñu ay camarades maanaam waa kër docteur yi nga xam ne dañu teel a dugg ci xeex bi. lu mel ni docteur Khalidou Ly nga xam ni laata xeex bi dugg biir Sénégal sax wane woon na pas-pasam wane stratégie bi nga xam ni noonu lay jaare pour xeex ak feebar bi ñoo ngi leen di jaajëfal aussi bépp population bu Kaolack nga xam ni li ñu leen di laaj rek mooy ñu respecter li nga xam ni mooy consignes yi ñu leen jox. question bi nga xam ni moom nga laaj nag dafa am solo lool ndax dañoo seetlu ni
ñi nga xam ne sonn nañu ci coronavirus li leen gën a sonal moom mooy laal bi muy laal feebaru maanaam xëtër yi. xëy na feebar bi bu duggee ci yow ci cër yépp lay dem ndax deret ji moo ko yóbbaale waaye dañoo seetlu ni képp ki nga xam ne lor na la rek xëtër bi maanaam wàllu noyyi moo tax mu lor la li tax loolu nag ci misaal dañ koy jàppe ni rek xëtër bi dafa mel ni mooy champ de bataille ndax doomu jàngoro bu duggee ci biir yaram liñ ci gën a seetlu moom mooy yàlla dafa def nit ku nekk dafa am ay soldaar yuy xeex ak doomu jàngoro bu mënti dugg ci yaramam. léegi nag doomu jàngoro coronavirus bi bu duggee ci biir yaram ñun suñuy soldaar yi nekk nga xam ne suñu biir deret ak suñuy yaram dañuy xeex ak moom mais xeex bi ñuy xeex dañoo seetli fi mu ëppee doole fi mu ëppee solo moom mooy ci wàllu xëtër moom moo tax ba xeex bi bu taree rek mu feeñ ci noyyi bi nga xam ni moom ngay noyyi bu fekkee yàlla def na yow nga mu fekkoon la nga ànd nekk ak sa kàttan amuloo benn feebar bu nekkoon ci yow say soldaar dinañu xeex ak feebar bi ba du la def dara bu fekkee ne nag dafa fekkoon nga néew doole xeex bi day metti lool ba nga xam ne liy ayib dafay feeñ ci sa wàllu xëtër loolu moom moo tax ñuy seetlu yenn feebar yi wala yenn màndarga yi ci wàllu xëtër. waaw wax nga ko léegi yenn feebar yi bu fekkee virus bi bu muy dugg ci yow dafa fekk nga am feebar yooyu. y a des risques nga sonn ndax mën nañu xam xeetu feebar yooyu ñu duppee affection respiratoire. waaw xëy na du yamul rek ci affection respiratoire mais ay feebar yu bëri la. yi nga xam ni moom lañ ci gën a ràññee maanaam facteur yi nga xam ni mooy sooke ba xeex bi metti wala boog ngay am ñuy tiit ci yow bu la feebar bi dalee bi ci jiitu moom mooy nga nekk nit ku mage maanaam bu fekkee ni say at weesu na juróom-ñaar fukki at da ngeen di xam ni juróom-ñaar fukki at boo ko amee ni sa at yi yokkoo noonu la sa cër yi di màggete noonu la sa xëtër di màggete noonu la sa xol di màggete loolu daf cee nekk mu dolli ci ni boo amee juróom-ñaar fukki at feebar yi nga amoon yëpp ba ngay nekk ci sa waxambaane ak ba ngay nekk ci góor gu mat sëkk dafay bàyyi ay màndarga looloo tax ba feebar bi bu ñëwee rek mën na laa sonal ñaareel bi bu weesoo say at mën nañ ni feebar bu fekkee ni amoon nga feebar bu jàpp sa xol lu mel ni hypertension artérielle wala boog nga mosoon a am AVC wala boog nga amoon feebar bi nga xam ni dafay laal sidit yi deret yiy jaar yu mel ni infarctus du myocarde wala insuffisance cardiaque yooyu moom mooy facteur bi nga xam ni moom la ñu njëkk a gis ci facteur comme facteur de risque bu la feebar bi dalee pour mu mën laa sonal ñetteel bi moom mooy bu fekkee ni dafa fekkoon nga am feebaru dënn maanaam say xëtër nekkul xëtër yu normal nga doon tux bu yàgg wala boog nga amoon asthme te asthme bi toppatoo woo ko maanaam ba nga xam ni contrôlé woo ko wala nga xam ni da nga masoon am feebaru dënn nga amoon tuberculose mu yàq lu bëree ci say xëtër wala boog nga amoon yeneen feebar yi nga xam ni feeñoon na ci sa dënn nga faj ko gaa ba mu wér waaye bis bu nekk muy nekk li nga xam ni day tax ba li nga mënoon waroon na mën ci say xëtër mënatuloo ko yooyu tamit dafay nekk facteur pour que feebar bu la laalee rek mu sonal la beneen bi nga xam ne moo ci topp moom mooy bu fekkee ni yow da nga amoon diabète te diabète bi équilibré wul maanaam toppatoo woon faj bi ni mu waree toppatoo woon sa régime ni mu waree ba nga xam ni en même temps aussi mu am ay manifestation maanaam ay complications xam nga diabète bu la laalee dafa am ay complications secondaires. moom mooy complication dégénérative yi kooku tamit bu fekkee ni feebar bi laal na la li mu fa fekkoon rek da koy gën a yokk loolu moom moo tax ba ñuy tiit ci ñeent yooyu bu fekkee ni feebar bi laal na leen yamul rek ci wàllu xëtër waaye dafa laal yeneen cër yi bu fekkee ni yàlla def na nga feebaroon ci
te feebar bi contrôlé wuñ ko woon équilibré wuñ ko woon feebar bu ñëwee rek da koy gën a yokk. waaw kon ci jamono ji ñooñu nga xam ne ñu ngi dund ak yenn feebar yooyu te yu ci bëri doon ay maladie chronique ñuy wax ay feebar yu dërkis ñoom naka la ñu mën a def ba aar seen bopp ba mën a mucc ci feebar bi su ko defee sax ñu mën a mooy xëy na ci complication ndax xëy na boo muccee ci feebar bi loolu yëpp du la ci fekk. waaw li nga xam ni moom lañ leen di njëkk a digal moom mooy jamono bii mooy jamono bi nga xam ni ci nga war a gën a respecté di la docteur di wax. bu fekkee ni bindaloon na la traitement jamono bii nga war a gën a respecté sa traitement bu fekkee ni jox na la ay tegtal wala boog ay ndigal pour nga fexe ba feebar bi bañ laa dal nga fexe ni nga xam ni noonu nga koy respecté bu fekkee ni aussi feebar bi dal na la wala boog yëg nga ay mandarga yuy wane ni feebar bi mën naa doon moom wala du moom yow yaa war a gën a nekk kuy jëkk a war a dem ci kër docteur. nga war a bàyyi naan dama tooy wala dama dog wala dañ maa liggéey yooyu yëpp ci jamono bi yooyu yëpp mën nañ koo fàtte. lépp lu la laal luy niroog feebar bi mandarga yi nag wax nañ ko fu ne boo ko yëgee rek ci sa yaram te mu nga fekkoon nga am feebar bi nga xam ne dafa lal woon ci suuf nga gaaw a dem gis kër docteur wala nga woote sax wax leen ñi nga xam ne ci numéro yooyu ñu ngi joxe. fexe ba nga xam ne ñooñu dinañu gaaw a saytu sa yaram. gaaw a xam feebar bi li ci nekk gaaw laa faj. waaw balaa ñu ñëwaat ci mandarga yi nga xam ne mooy lay wane ne xëy na feebar baa ngi lay yot wala dugg na la ba pare dañuy dem diwaanu Ziguinchor fekk ji fa Ignace Ndeye Ignace nuyu naa la. maa ngi lay fay Marie Rosalie. waa kay Ignace ñu ngi lay dalal ci suñu émission stop coronavirus lan nga ñuy jox ci ay xibaar yoo xam ne ñoo soxal tey ji diwaanu Ziguinchor ak coronavirus. waaw di la nuyu Marie Rosalie di nuyu sa ki nga xamante ni moom mooy sa invité docteur mu wax rek ci diwaanu Ziguinchor ba léegi ñu ngi ci xeex bi ndaxte gis nañu ni jamono yëlee amoon nañ ci ñetti cas yi nga xamante ni mooy wàllu coronavirus depuis nag ay fan yi yëpp Ziguinchor benn cas la daal di décès ginnaaw ñetti cas yooyu ñaar ñi ñoom dañoo daal di wér ba tax na ñibbi nañu seen kër ñu ngi fàttali kenn ku jóge woon Espagne ak jabaram ñoom ñoo ñëwoon di ay cas importé ñoom la mbir mi daal di daloon am na sax cas contact yi nga xamante ni tamit bàyyeekoo woon nañu ci ñaari cas yooyu ñu jéewoon leen doon leen saytu di leen xool waaye tamit ci weekend bi gis nañu ni cas contact yooyu yëpp ñoom it libéré nañ leen waaye kon ñu ngi ko gisee benn cas moom moo des fii ci diwaan Ziguinchor waaye waa kër docteur aussi bàyyiwuñu seen loxo nee nañu nag dañu war a gën a wéyal di sensibilisation bi xeex bi ak respecté yenn pratique yi waaye suñu xoolee ci loolu xam nga Ziguinchor aussi dafa nekk maanaam célébré yoona diggante ay yenn ci réew yi ci mel ni Gambie wala Guinée-Bissau am na frontière ak moom li ñu nemmeeku fan yi nag moo di nit ñi am na ñoo xamante ni ginnaaw bi ñu interdire maanaam jaar ci yoon yi oto yi di daw entre diggante dëkk ñenn ñi dafa mel ni ci frontières yi la ñuy jaar frontières yi tamit dañ ko daal di tëj waaye ay pexe la ñuy wut ñenn ñi ay moto Jakarta la ñuy daal di jël maanaam di leen luwee ñu xool yenn yoonu suuf yi xool ni ñu fay jaare di dem ba tax na sax Dembo Ndiaye am na benn groupe ay Bissau Guinée yi nga xamante ni Gambie la ñu jógewoon ñoom xam nga fay jógee Gambie nga war a dem Guinée Bissau fokk nga jaar fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom nag ñu ne Guinée Bissau lañu dëkk ginnaaw bi ñu bëggoo jaar ci booru Séléti la nekk département bu Bignona boor yooyu la nekk ñoom foofu lañu jóge woon bëggoon jaar waaye nag heureusement ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi nekk ci frontière yi daal di leen taxawal arrêté leen daxat leen ñu delluwaat fi nga xamante ni foofu lañ jógee parce que dañu doon bañ li nga xamante ni moo xew ca Vélingara ñu ñëwaat ca boor yi ba tax na daal ñu ngi kilifa yi ñu ngi saytu bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di wàllu frontière te booru Guinée Bissau ak booru Gambie frontière yooyu yëpp ñu ngi koy saytu bu baax a baax am na sax benn cas suspect bi ñu jàpp ni dañ ko denc jamono yi ci hôpital de la Paix bu Ziguinchor kon nag loolu lañu jàpp Marie Rosalie li nga xamante mooy situation bi fii sensibilisation baa ngi wéy Ziguinchor fu mu nekk ni benn cas dong la daal di dese ki nga xamante ni moo yore feebar bi di coronavirus ñu ci sant yàlla population yi di wéyal wàllu sensibilisation. jaajëf Ignace Ndeye ca Ziguinchor docteur sànq yaa ngi doon wax ci lu aju ci mandarga yi maanaam signes yi nga xam ne des fois ñoom ñooy gunge feebar bi des fois ñu dégg difficulté respiratoire maanaam nit ki dafay fatt nooy bi dafay day jafe est-ce que mën nga ñu firil naka la parce que peut-être ki am asthmatique mën na di am crise d'asthme xëy na mu yaakaar ne loolu la
pour bañ a am confusion ndax am na ci ay termes yoo xam ne boo ko expliquer rek kiy déglu bés bu ko dalee kenn ñaanu ko mais dina xam ne lii nii kat dafay ñuru ak li nga xam ne moom la ñuy wax ci feebar bi. waaw doomu jàngoro bi moom xëy na xamaguñ ko bu baax waaye bis bu ne ñu am lu ñu xam ci moom. li ñu xam ci moom bu njëkk dañu yaakaaroon ni bu la jàppee maanaam daf lay def comme grippe nag moom mooy nga mel ni ko am waxu sa baat di metti ngay saqat di tisooli sa bakkan yi di sotti sa yaram yépp di metti yaram wi tàng lool waaye bi ñu demee ba ci biir seetlu nañ ni am na ci ñenn ñi nga xam ni bu leen di laal li muy njëkk a def moom mooy yow doo mën a seetlu yan xet maanaam sa bakkan dootu mën a ràññetle xet ñu seetlu nit avant signes yooyu di ñëw yow ci sa wàllu bopp doo mën a booy lekkit doo xam li ngay lekk lan lay saf waaye li nga xam ni moom lañ ci gën a mën a jàpp moom mooy feebar bi bu la jàppee xëy na daa bëri na ay feebar yi nga xam ne dina niroog ñoom surtout grippe bi nag ndax ni muy duggee ci nit grippe ni muy duggee ci nit noonu la feebar bi di duggee ci yow li nga xam ni moom lañ ciy seetlu moom mooy waruñoo xaar ba am problème mu nooyi soog a dem kër docteur boo ko defee rek yaa ngi indi complication boo demee ba nga xam ni yëg nga ni sa yaram a ngi tàng yëg nga ni yow ci sa wàllu bopp dangaa socc di saxat sa bakkan di sotti sa yaram wi yëpp di metti cër yëpp di metti bu boobaa bu fekkee ne yow ci sa wàllu bopp sàmmoonte woo woon ak li nga xam ni moom lañ la digaloon maanaam nga jóge woon feneen fu feebar bi nekk wala boog nga dëkkoon ak keneen ki nga xam ni feebar bi laaloon na ko à partir de ce moment ci jamono boobu ngay war a dem boo demee ba nga xam ne nag yaa ngi yëg ni yaa ngi fatt boobu feebar bi dugg na la bu baax kon waruñoo xaar ba am problème mu nooyi pour soog a dem kër docteur. signes yi bu installé woon lu mu gën a lu mu tuuti rek yow war ngaa mën a njort ni war feebar bi est-ce que laaluma wala laalul. waaw ci mbirum fatt boobu léeg-léeg nga dégg nit expliquer ne day mel ni nga yéeg troisième étage wàccaat ni ngay nooyee. nga toog ci sa fauteuil mel ni ku yéeg 3 étages wàccaat xeetu nooyi boobu bu la dalee te defoo benn effort rek war nga tiit. waaw xam nga il faut nga jël loolu nga xam ne moom nga yëg nga placer ko ci contexte bi nga xam ne ci nga nekk. nit ki nga xam ne dafa amee asthme jëluli garabam wala bokk mu am feneen fu mu demoon ba asthme bi yëngatu bu fekkee ni dafay fatt rek xëy na war na gaa xalaat ni man est-ce que feebar bi laal moom waaye du loolu moom moo war a tax ba mu xalaat ni feebar bi dugg na ci moom dafa am yeneen màndarga yi nga xam ni moom lay àndal parce que doomu jàngoro moo dugg ci sa yaram bu fekkee ni doomu jàngoro dafa dugg ci sa yaram nag réaction bi jëkk a feeñ moom mooy yaram wuy tàng bu fekkee ni nag da nga amee asthme sa yaram commencé tàng nga jékki-jékki ba ci yàgg li nga mënatoo ko à partir de ce moment war nga ne man sama feebar bi sama asthme bi rax na am na lu ci rax waaye bu fekkee ni yow ci sa wàllu bopp fatt bi rek moom moo tax warut a tax ba nga xalaat ni feebar bi dugg na la am na yeneen màndarga yu mu war a àndal kon nag dafay baax nit ñi mën a ràññatle waaw ndax ba comme ci suñu session de mise à niveau yi dañ koy wax bàyyi leen kuy gis def crise asthme rek ngeen jàpp ne coronavirus la ndax mën ngeen ko tiital sax ba mu faf ñàkk bakkanam ndekete du loolu kon nag dafay baax docteur nga dellu si waat ci nu ñu mën a ràññatle asthme crise d'asthme ak feebaru coronavirus boo xam ne dem na ba indil ko difficulté respiratoire pour éviter nit ñi di paniquer pour rien wala peut-être di sàggan aussi naan xëy na asthme bi la man dama lay ñaan nga dellu si waat ci parce que dafa am solo. li nga ci wax am na solo lool parce que am na une semaine avant may tontu ci sa question dama jékki-jékki ba ci yàgg ci sama consultation ñu indil ma kenn ki nga xam ne bu doxee 2 mètres rek commencé fat bi ma ko seetee jël samay précaution bi ma xoolee ba pare ba laaj ko li nga xam ni moom mooy mbir mi ni mu ñëwee ci moom dama gis ni kii kat li ko dal mooy embolie pulmonaire au lieu que mu am feebar bi nga xam ni moom la ñuy wax mais feebaru xol la am bi nga xam ni moo ko indil lii ci noonu laay waxe ni képp ki nga xam ne masuloo di fat boo ñëwee commencé di fat war ngaa xool lan la
képp ki nga xam ne da nga amoon feebar ci yow mu la daan indil yenn màndarga bu fekkee am na leneen lu ci dolleeku war ngaa seet lan moo tax ba am lu ci dolleeku. nañu xam ni fatt boobu ñuy gis ci feebar bi complication la te ñi muy dal ñu néew lañu ci feebar bi bu fekkee ni dal na maanaam feebar bi dugg na ci téeméeri nit mën nañoo jàpp ni ci presque lu tolloog 5% wala lu ko néew wala yu ko yées la ñuy gis ni ñooy am problème mu fatt donc mandarga yi ci ëpp solo moom mooy yaram buy tàng ngay saxat sa bakkan yi di sotti sa yaram yépp di metti wala en même temps aussi booy lekkit wala boog say put di metti loolu mooy mandarga bu fekkee ne nag yow da nga amoon beneen feebar bi nga xam ni moo laal woon ci suuf boo gisee ni am na leneen lu ci dolleeku maanaam feebar bi ni mu daan dikke ci yow ñëwewul noonu bu boobaa war ngaa xool lan moo war a tax ba dikkewul noonu moo tax ñu leen di digal jamono bii ñu toll. ñooñu am feebar yooyu nañu gën a respecter seen traitement. parce que confusion bi mën naa yomb ndax mën ngaa ñëw amee crise d'asthme di fatt nga dem ci keneen ki nga xam ne seeti docteur bi nga xam ne yàggulaa seet mu ne xaaral est-ce que du feebar bi yam traitement bi mu la war a jox du la ko jox comme it mën ngaa ñëw am feebar bi te amee asthme ñu ñëw ni feebar bi rek la fàtte asthme bi bu boobaa it dañ lay lor. donc war nañoo am seetlu képp ku mu mënti doon it nga am dalum xel ba nga xam ni war a bañ a paniquer information yi la docteur di laaj yépp nga wax ko pour ñu mën a xam kii feebar bi daal kan la est-ce que dafa amoon beneen feebar laata lii est-ce que daan na jël traitement am ban traitement lay jël yooyu yépp dafa am ay questions dafa nekk ay questions yi nga xam ni yu am solo pour ñu mën a xam naka la ñuy jëlee en charge maladie. waaw bu weesoo ñi nga xam ne dañuy dund ak feebar yi nga xam ne dafa xas ba dëkk ci ñoom sànq nee nga ñi nga xam ne dañuy faral di tux cigarette xëy na tux boobu am na lu mu yàq ci seen xëtër ba léeg-léeg ñoom it boo moyul feebar bi bu leen dalee bu ñu deful ndànk mën nañ ci jëlee complication. waaw gis nga cigarette xëy na masoon nañ cee def sax émission. cigarette dafa nekk bu fekkee ni yàgg nga koo tux day ayib loo say xëtër maanaam yoon yi nga ngelaw li jaar maanaam système bi nga xam ne mooy tax ba nettoyer poumon bi moom lay njëkk a yàq bu fekkee da ngay tux bu fekkee da ngay tux maanaam lépp lu dugg te waroon a génn rek dootu génn doole bi nga waroon am pour xeex ak yenn feebar yi dootoo ko am looloo tax ba am na ay gëstukat yu seetlu ni feebar bi dina gën a yomb mu dal ci ñiy tux te tux bi lu mu gën a yàgg rek mu gën a yomb ci ñoom beneen bi moom mooy loo gën a yàgg tux feebar bi bu duggee ci yow complication yi mën naa gën a tar ba ci ñi lii nga xam ni moom mooy problème respiratoire bi maanaam dem ba nga xam ni daf lay fatt ba dootoo mën a noyyi. je pense que am na ay exemples yu bëri yi nga xam ne mën nañ ko cooy joxe looloo tax ba képp ki nga xam ne yàgg ngay tux jamono bii ñu toll précaution yi nga war a jël maanaam say matuwaay moom mooy fexe ba jël lépp li nga xam ni moom mooy digtal yi ñu leen jox ndigal yi ñu joxe nga respecté ko fexe ba say génn na néew lool. ñaareel bi moom mooy nga fexe ba di raxasu foo toll wala ngay jël gel hydroalcoolique te lépp loo gis ci sa yaram lu mu tuuti rek nga am nga tiit ci am njort ni mën naa doon feebar bi. mais nag li ko lal moom mooy fexe ba bañ a tux. jamono bii moom képp ku mu yeewul boo gisee feebar bu ñëwee am ñu mu ciblé ñëpp ñu daan tux mu am indil leen lu ñuy lore lu leen di lor. jamono bi moo war a tax ñu xam ni tux baaxul loo ci mën rek nga def ko pour mën ko bàyyi. waaw bu leer na nañ 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 ngeen participer ci émission bi docteur dañuy gis ci dëkku tubaab bi xëy na ñun tollaguñ fa ñu gis ñu bëri ñi nga xam ne dañoo feebar surtout ay mag ñu defal leen ñu nekk sous assistance respiratoire ay machines yoo xam ne dañ leen koy sampal ngir jàppale leen pour ñu noyyi. loolu ban wàll la am ci traitement ñi nga xam ne seen cas dafa aggravé ñaata diir la leen loolu mën a jàppale ak ci yenn circonstance bu malade bi tollee ba fan
lañ koy defal loolu. waaw xam nga waxoon nañ ko sànq moom mooy complication yi maanaam ci téeméeri nit am na lu tolloog 2 à 5% yi nga xam ne dañuy mën a am complication. complication bi moom mooy ñu dem ba fatt dootuñu mën a nooyi nit ki bu boobaa nag seen xëtër day lóor maanaam ngelaw li waroon a dugg ci dem ci seen deret day am difficulté te nag oxygène bi ñuy nooyi moom mooy dundal suñuy cër mooy dundal yóor mooy dundal xol mooy dundal rein mooy dundal muscle suñuy muscle léegi nag muscle yooyu bu fekkee ni jotuñu ci oxygène bi bu boobaa dañuy sonn lool looloo tax ba comme xëtër yi laal na leen feebar bi laal na leen li ñuy mën a def moom mooy fexe ba remplacer xëtër bi de façon temporaire maanaam fexe ba dimbali xëtër bi moom moo tax ba ñu leen di assister sur le plan respiratoire ñooloo tax ñuy indi ay respirateur liggéey bi nga xam ni xëtër bi moom la waroon a def ñu appareil bi def ko xam ni nag comme amuñu woon traitement pour jàngoro bi ñu may la pour sa yaram xeex ak feebar bi ba génne ko fa bu fa génnee nag bu boobaa say xëtër reprendre seen rôle. looloo tax ba ñuy utiliser ay appareils respiratoires yi nga xam ni dina dimbali nit ki nga xam ni moom la feebar bi dal ba jàpp ay xëtëram pour que mu bañ a faatu ndax nit ki nag bu fekkee ni nooyiwul nooyi bi war xëtër yi liggéey bi nga xam ni moom lañ leen dénk. néew na nga mën a dund ci benn bis néew na parce que loolu bu fekkee ni liy dundal sa yóor dundal sa xol dundal muy oxygène bi egsiwul ci yow rek bu fekkee ni weesu na benn bis rek bu boobaa dina am ay dégâts yu bëri yi nga xam ne moom lay def ndax yooyu dañuy taxaw dundatuñu looloo tax ba ñuy dimbali ñooñu pour que ñu am ay appareils pour respiratoire xëy na nag lu néew la nekkul li nga xam ni maanaam bu dalee feebar bi bu dalee téeméeri nit ci 2 wala 5% la ñuy gis ni ñoom la loolu di dal. mais dañuy gis en général que dañ leen di nelawloo pour defal leen loolu lu tax. waaw xam nga nit ki lépp looy def ci moom rek yenn saa yi bu fekkee ni daf ko fekk mu ànd ak sagoom dafay yenn saa yi day am réaction. nit ki sax boo ñëwee di ko pikiir te mu ànd ak xelam da ngay gis ni day ragal bu fekkee ni da nga jël leneen jam ko ci yaramam maanaam respirateur pour que nga mën koo defal nit il faut que mu nelaw parce que ni nga xam ni noonu la waroon a nooyee ci put gi nga koy jaarale dugal fa appareil bi nga xam ni dafay liggéey comme ni xëtër yi waroon a liggéey loolu dafay fekk rek du ànd ak sagom maanaam da nga koy nelawal pour mën a liggéey boobu. loolu moom moo tax ba ci wàllu science ci wàllu médecine ñooñu ñu leen di nelawal pour liggéey boobu. app bi ñaata la buñ ak liñ leen di accompagner ak respirateur artificiel bi. waaw ça dépend ci gravité bi nga xam ne moom la feebar boobu am na ci mais liñ ci gis moom mooy. ci diggante 2 semaines ba ci 4 semaines lay nekk appareil bi liggéeyam loolu moom gis nañ ko. waaw moo tax ba bu fekkee ne am nga benn malade bu occupé lalu réanimation ba ñu jox ko respirateur à partir de ce moment du fa teel a génn bu fekkee ni nag dafa am ay junni nit ñi nga xam ne dañoo soxla loolu moom la tax ngay gis ni. réanimation yi dafay fees dell looloo tax ba ñun ci Sénégal ñu jàppoon ni balaa ñoo egg ci jamono boobu nañu fexe ba ñu néewal ñi nga xam ne dañuy am problème mu respiration. bu fekkee ni loolu am na comme lalu réanimation yi dañoo néew fii ci Sénégal ñu fexe ba bañ saturer su lalu réanimation yi. mais boo xoolee ci yeneen réew yi lu toll ni France wala lu toll ni Espagne wala Italie dañoo dem ba seen lal yépp malade yooyu dañ ko occuper ba amatuñu ay lal. pour def teg ci ay nit. waaw loolu nag dafa nekk li nga xam ni am na solo ci traitement bi parce que comme niñ ko waxee lu tolloog juróom-ñeent fukki nit yi ci téeméer yi dara du leen dal maanaam feebar bi da leen di tisati mën nañu feebar waaye fii ak ñeenti fan rek mu mel ni dara jotu leen am na ci 5% yi nga xam ni mën nañoo am problème ñooñu
la ñu war a dimbali ñi am complication ñi nga xam ni feebar bi war na leen mën a lor ñooñu la ñu war a dimbali pour que feebar bi bañ leen a faat. waaye terewul tamit docteur malgré que am na ñu ñuy def sous assistance respiratoire am na ñu ci ñàkk seen bakkan waaw nan lay demee xëy na seen yaram moo antanul mbir mi daal ci ban cas la ñuy dem ba finalement ñu gis ne amatul espoir ñàkk na bakkanam. waaw xam nga boo gisee ñi ñuy yóbbu boo gisee sax ministère danaan yóbbu nañu ñaar nit ci sauvetage. sauvetage mooy lan xeex ak dee xam nga ñun médecine li nga xam ni moom la ñu jàngal mooy xeex ak feebar. waaye bu fekkee ni dañoo yegg fi nga xam ni diggante dund ak dee la bu boobaa day jafe ci ñun moo tax ci feebar bi gis nañ ni ñi nga xam ni ñoom la ñuy yóbbu réanimation ñu nekk ci assistance respiratoire. bu fekkee ni def nañ ko ni mu waree teel nañ koo def boole ci traitement yi nga xam ni moom la ñu war a def mën nañu 30% yi moom mënoo fexe ba duñu faatu waaye nag dañ mën a fexe récupérer 70% ci téeméeri nit juróom-ñaar fukk yi bu fekkee ni yóbbu nañ leen réanimation toppatoo leen ni mu waree mën nañ leen récupérer waat xëy na récupérer bi mën nañu dundaat waaye yenn saa yi sax dina am ay séquelles yuy des maanaam ay léget yi des ci seen xëtër ba nga xam ne ñoom ci seen wàllu bopp seen dundin dina changer bu ñu jógee ci feebar bi. waaw ñu ñëw ci plan de riposte bi nga xam ne taxawal nañ ko Sénégal wàññi dem ak dikk bi couvre-feu beeg yooyu yëpp tey ñu dégg waa ànd gësëm ay fajkat ñoom it ne bu ñu sañoon foyer yi nga xam ne foyer de forte contamination la comme Dakar dañ leen waroon def confinement total. yow lan moo ci sa jàngat. waaw li nga xam ni moom laay njëkk a def moom mooy sant di gërëm comité de riposte bi ñoo ngi liggéey bu am solo li koy wane mooy résultat yi nga xam ni moom la ñu am te jamono bu mu mënti toll décision bu ñu war a mën a jël rek jël nañ ko te nit ki moom mënoo ko xayma. ci lu résultat yi nga xam ni moom la am. bi ñu gisee ni am c'est des cas importés ñoo ci gën a bëre dañoo tëj frontière yi jël contact yi confiné leen di leen saytu bis bu nekk xëy na nag du ñàkk am na yenn saa yi ñi nga xam ne dinañ la rëcc mais ku ci rëcc ba ñu gis ni yow mii ci cas yi nga bokk rek fexe nañu ba circonscrire maanaam wër ndombo ki nga xam ni moom la feebar ba gis ñi nga xam ni ñoom la laaleeloon di leen toppatoo di leen saytu ba xam ndegam am nañu feebar bi ba amuñu feebar néew na nga dem ci réew yi nga xam ne moom la feebar bi dugg nga gis ni résultat yi Sénégal am nañ ko parce que da ngay gis ñuy jóge ci ay ñoom yeneen réew yaa ngi gis ni courbe bi dafay gën a yokk nombre bi ngay gis Sénégal ni courbe bi day gën a wàññeeku moo tax may sant di sargal di gërëm ñi nga xam ni ñoo ciy liggéey muy comité bi muy wàllu docteur muy population bi ni leen nag waruñoo wàcce seen loxo waruñoo naagu ndax feebar bi kat xamaguñ ko te feebar boo xamagul da nga ciy teey lépp lu ñu jàppoon benn nañ ci jàpp fukk pour que bu subaa ñu ne nag xeex nañu te xeex bi du waa kër docteur rek bu ci population bi jàppul woon dina gën a metti ci ñooñu nga xam ne nag ñoom nga wax ku ci nekk da ngay am gis-gis ci feebar bi li ma jàpp rek moom mooy ñoom dañoo bëgg mbir mi gën a ñoŋ maanaam feebar bi gën a bañ a law liñ ciy gis rek moom mooy war nañ leen di déglu yenn saa yi pour jël seen xalaat boole kook xalaatu ñëpp pour jël décision bi nga xam ni moo gën pour réew mi loolu daal laa ci mën a jàpp. waaw waaye ju bëri ci askan wi tey jii di njott ne bu ñu moywul rek askan wi comme ni nga ko waxee sànq dinañu wàññi li ñu doon def ci jël matuwaay ndax démb dégg nañ ko lim bi wàññeeku na tey tamit mu nekk loo xam ne xëy na ba ñu dooree lim ba tey wàcceewul noonu est-ce que stratégie boobu du tax nit ñi ne Sénégal daal ay guerrier lañu ñu ngi daan feebar bi ndànk-ndànk garaawul. waaw ci loolu moom moo tax ba ma jàpp ni yéen am ngeen ci wàll wi ngeen war a bay ci seen waar ndax bu fekkee ni yaa ngi xeex ak feebar bi da nga ko war a tër rendi ko ba nga xam ni dara maanaam doo ci am benn cas
boo ci bàyyee benn rek benn boobu maanaam xeeb nga sa nu ñu koy waxeeti mu lakk sa daay waruñu cee bàyyi dara. Sénégal nag dafa nekk réew mi nga xam ne liñ ciy jàpp moom mooy xamuñu wér tane lañu xam bu ñu gisee mbir mi xaw a bàyyi tuuti rek ñu naagu waaye li nga xam ne moom laa ti déggal ku ci nekk na jamono bii la ñu gën a war a mën a bay suñu waar. Képp ku daan def benn na def fukk pour que feebar bi jóge fi ba faaw ñii ñaan nañu ñaan ñiy faj nañu faj ñi nga xam ne ñoo war a informer nañu informer ci mbir mi pour que population bi xam ne jamono bii la ñu leen gën a soxla. parce que bu ñu bàyyee suñu loxo rek bu feebar bi amaat doole dina jafe ci ñun pour ñu mën ko maîtriser. waaw waa SAMES jàpp ne ci jamono ji ñu bëri ñuy dund ak feebar yu xaw a ñuru ak yi nga fi lim sànq maladie chronique yi dañoo bàyyi seen loxo di ragal dem faju ji ba ragal dem ci seeni ay rendez-vous ndax xëy na njort ne bu ñu demee mën nañu jëlee feebar bi ci bërëbu hôpital yi yow mi nekk service pneumologie est-ce que seetlu boobu ngeen am nit ñi ñu ngi ñëw ci seen rendez-vous malgré que Fann xam nañ ne fa la ñuy fajee nit ñi est-ce que loolu moo fa am seetlu bi. waaw mbir moomu il faut ñu analyser ko ci ñaari côté bi ci jiitu moom mooy il faut ñu jàpp ni ñi feebar kenn jëlewu ko hôpital. ci population bi dañ ko jëlee. kon nañu dal loolu war na dalal seen xel ka ni bu ñu ñëwee hôpital waruñu ko faa mën a jëlee ndax ñi ci feebar kenn ñëwul woon hôpital. ñaareel bi moom mooy bu fekkee ni egg nañu ci jamono bii. dañuy organiser service bi xëy na yaa ngi wax ci SAMES laa bokk mais dama bokk aussi ci ordre des médecins comme conseiller li nga xam ni moom la ñu wax suñuy naataango nee nañ leen feebar bi am na gaa waaye bu ñu fàtte ni yeneen feebar am na. kon ñoo ngi leen di ñaax ngeen organiser seen service yi ba nga xam ni keneen ku am beneen feebar bu ñëwee nañ ko toppatoo ni nga xam ne noonu lañ ko daan toppatoo xëy na population bi moo jàppe noonu jàngoro bi ba ñu ci bëre dañoo toog seen kër. Beneen bi nga xam ne moo ci topp moom mooy xam nga état d'urgence bi dafa tax ba nga xam ne ñu ci bëre déplacement yi nga xam ne moom lañ daan def mënatuñ ko. am na ay malades yu bëri yi nga xam ne dañ daan jóge maanaam ci yeneen régions yi daan ñëw maanaam ay seen rendez-vous léegi nag loolu dafa am gàllankoor. moo tax ba ñuy ñaan autorité administrative yi ci ñooñu nga xam ne dañoo war a ñëw seen rendez-vous ñu mën leen oyofalal mbir mi ba ñu mën a ñëw toppatoo seen rendez-vous parce que am naa yaakaar ni coronavirus bi bu fekkee ni maanaam am impact bu ñu dem bu ko xeex ak wër ko ndombo ba daaneel ko seetaan ba yeneen feebar yi ñëw def yenn dégâts ñaar yëpp la ñu war a jàppandoo ba moo tax population bi ma leen di wax ni xëy na ñi nga xam ni amuñu feebar yu feebar doo ko ñàkkal ñi nga xam ni dañu am feebar yi nga xam ni mën naa xaar mën nañoo toog seen kër seen feebar mënut a xaar ay rendez-vous yu ñu fixé la réglé ñu dem kër ndax ñoo ngi continuer di liggéey bis bu ne waaw te nag ñu xam ne bu ñu ñëw hôpital ñun dinañ leen garantir waa dinañ fexe ba duñu fa dajeek feebar bi nga xam ne mooy coronavirus. jamono joo xam ne peut-être fajkat yi mu doon xaar ci rendez-vous fixé woon na rendez-vous lu toll ci fukki malade ak juróom-ñeent lu ko mooy sax am na mu woo ñooñu faw ñu ñëw faju ji parce que gis nañ ne xëy na ba tey nit ñi dañoo ragal a dem ak ñëw bi tamit yombul moo tax ban stratégie ngeen di def pour aider ñooñu ñu ci seen rendez-vous bu weesoo laaj ñu oyofal leen dem ak dikk bi. waaw mooy li nga xam ne moom la ñu def tey rek di waxtaan ak ñoom ci loolu pour renseigner leen ni hôpital dafa continuer liggéey ñaareel bi moom mooy am na décentralisation aussi am na yenn feebar yi nga xam ne. bu ñu tolloo fii. ku daan jóge Kaolack di ñëw fii bu ma woowee téléphone ni ma rendez-vous dama naan ko demal ci sama naataango bu nekk ci hôpitalu Kaolack mu xool li nga xam ne moom la fan la fekk noonu la ñuy faje beneen bi moom mooy jumtuwaay yi ñuy utiliser léegi ci wàllu nouvelle technologie tax na ba nga xam ne dinañu mën a waxtaan ak yenn saa yi suñuy malade wala di waxtaan ak suñuy naatango ba di xam suñuy malade yooyu fan la ñu toll pour que ñu mën a continuer seen traitement bañ ko arrêter parce que bëgguñu di faj coronavirus fàtte yeneen jàngoro yi nga xam ne ñoom it mën nañoo lor askan wi.
waaw ba tey ci mbirum coronavirus la ñuy wax yaa ngi SAMES nekk tamit ordre des médecins te ñëpp xam nañ ne bés yi ñu génn coowal faux médecin fës na fi ndax coronavirus sa ko waral tey bu weesoo plainte bi nga xam ne ordre des médecins def na ko lim ci war a def yépp ngir daan mbir yooyu ki feebar bëgg faju yor xaalisam war a mën a dem fu ko nekk yan jumtukaay la am pour mën a identifier que ne kii c'est un faux médecin wala kii médecin bu vrai bi la bu dëgg bi la. waaw xam nga suñu réew yi dañoo nekk population bi nga xam ne dañoo néew doole. ba lépp lu ñuy liggéey wala lépp lu ñuy bëgg rek dañuy bëgg mu nekk lu oyof. kër docteur yenn saa yi dina jafee yegg moo tax ba population bi dañuy seet est-ce que ci diggante bi mënuñoo am leneen di gën a oyof loolu mooy bi ci jiitu ñaareel bi moom mooy ci ñun suñu réew yi yenn saa yi ay njublang dañ ciy dugg képp ku sol blouse rek dañuy jàpp ni docteur ba ci biir hôpital yi ñetteel bi mooy li nga xam ni moom mooy li ci ne moom mooy ñoom ci seen wàllu bopp war nañoo mën a xam ni ministère de la santé Sénégal ci boppam dañ ko structuré de telle sorte que ni moom la ñuy wax pyramide sanitaire dafay am poste de santé wala case de santé am poste de santé am centre de santé am EPS ñëw ba ci hôpitaux yi kon war nañ leen kër docteur moom mooy fan waaye yenn saa yi ñoom ñooy bëgg li nga xam ni moom mooy li gën a yomb xëy na ñun am nañu ay jafe-jafe gaa war nañ ko mën a corriger waaye comme am nga lenn li nga xam ni moo fi ne te lii xam nga ni lu wóor la war naa tax ba nga xam ne booy dugg ci wér-gu-yaram nga dugg fu wóor fu leer beneen bi moom mooy ci wàllu exercice de la médecine docteur du lu yomb mën naa ne ci jàng yi ñuy jàng mooy jàng bi ci gën a gudd ndax boo amee bac di nga jàng yeneen juróom-ñetti at pour mën a doon docteur kon bu fekkee ni dem nga ci kër docteur nit ki war nga am seetlu ci moom war nga am ràññetle ci moom pour xam ni kii kat li ngay ut ci moom am na ko wala amu ko te am na li ñuy wax naan tableau de l'ordre des médecins képp kuy docteur boo xoolee turam war nga ko faa gis boo gisul turam laaj ko ne ko yow lu tax inscrire au ordre des médecins. waaye loolu du ñëpp ko mën a xam docteur. waaw moo tax maa ngi ciy yegg si booy ñëw di ubbi cabinet dafa am yenn yi nga xam ne dañ la koy laaj ministère da ngay déposer sa dossier ministère da koy jox ordre des médecins ordre des médecins jox ci réponse am mu jox ko médecin chef région bi médecin chef région bi jox ko médecin chef de district normalement kenn waruta mën a ubbi cabinet ni man docteur la te médecin chef de district bi joxu la autorisation kon ñu nit ci wàllu docteur am nañu liggéey bu ñu war a def képp ku ubbi cabinet yow médecin chef de district bi war ngaa dem ba ci moom ni ko yow ana sa autorisation boo amul autorisation nga wax ko autorité administrative yi ñu seet ni nga xam ne noonu lañ koy tëjee waaye nag dafa fekk ni fii ci Sénégal lépp li nga xam ne ñoo ngi koy def dañ naan kii dafa iñaan wala kii kat dafa am leneen lu mu ci boole wala leneen ak leneen waaye bu fekkee bëgg nañoo jaar yoon lii nga xam ne moo ñu arrivé ci suñu naataango boobu xëy na sax bëggoon naa doon médecin bëgg-bëggam la ban ñoo dal li ñuy def moom mooy ñu respecter procédure yi fexe ba nga xam ne képp kuy ubbi cabinet wala képp ku foo gis cabinet bu ubbeeku nga xool ban docteur a fa ne xool ndegam turam mu ngi ci ordre des médecins bu fa nekkul it ñu war a mën a fexe ba alerter les autorités pour que ñoom ci seen wàllu bopp ñu saytu ko xam ni kii kat li mu ubbi jaar na yoon wala jaarul yoon. ndax cabinet gis nga wér-gu-yaram waruñu koo fooye. waaw laaj bu mujj bi rek docteur ndax waxtu wi dam nañu bu ñu génnee ci feebar bi ci épidémie bi muy pandémie au niveau mondial te gëm naa ne dinañ ci génn ban jàngat lañ ci war a jëlee li ñuy wax les leçons apprises de cette épidémie là ci côté wér-gu-yaram. waaw da nga ma laaj bu am solo gis nga am na ñetti jàngat yi nga xam ni moo ci ëpp solo
bi ci jiitu moom mooy ñoo ngi dund ci dund bi nga xam ni àdduna bi nga xam ni dafa fragile maanaam li ko téye lu néew la te yàlla la benn doomu jàngoro bu sew benn mbindaafoon bu sew moo arrêté àdduna bi yépp te loolu dafa am solo ba ñi nga xam ni yaakaaroon nañu ñoom ñoo fi ëpp doole ñoo fi man ñoo ngi tiit ñoo ngi lox loolu dafa am solo kon war nañ ci am jàngat boobu ñaareel bi moom mooy ñi nga xam ni dañ leen jàppoon ni ñu doyadi lañu ñi néew doole boo xoolee jàngoro bi ni mu leen laale uute na ak ñeneen ñi boo xoolee progression bi nga xam ni jàngoro bi am na ko ci Afrique bokkul ak progression bi nga xam ni warul tax nag ñu naagu ñetteel bi moom mooy war nañoo xam ni wér-gu-yaram moo téye lépp nit ki bu wéru fi mu nekk nii amul lenn luy dox parce que am na feebar bu ñëw kon nag war nañoo gën a mën a jàpp waa kër docteur war nañoo mën a gën a jàpp seen wér-gu-yaram fexe ba nga xam ne ku ci nekk na nga xam ni boo wéru ñu ci bëri dañ doon toog naan la santé ne produit pas quelque chose amul benn économie waaye gis nañ ni wér-gu-yaram boo amul wér-gu-yaram feebar bu ñëwee dina taxawal lépp ñett yooyu daal laa ci gis. waaw kay